salut sama gars yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaare yéen ñu suivre de photo seen C5 info di la wax ne bu dee gan nga ci page mën nga abonné nga activer cloche de notification bi pour bañ a rater benn vidéo ci vidéo yi nga xamante ni bii ñu ngi koy dugal aussi mën nga def li nga xam mooy sa réaction ci commentaire yi bul fàtte aussi le petit pouce bleu parce que c'est vraiment très important pour nous. te nag ñu ñëw ak yéen fas yéene waxtaan ak yéen ci benn kilifa boo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko ci réew mi bon am fi temps d'antenne wax dëgg yàlla télévision yëpp di ko invité te saa bu waxee wax njaaxum wala wax lu tojum réew wax dëgg fa yàlla muy koo xamante ni bi nag peut-être il est privilégié par santam wala boog par daywa bi nga xamante ni bi am na ko ci réew mi mais carrément ay nit lañ ñoo xamante ni bii nii waratu ñoo wax surtout jëmale tamit ci li nga xamante mooy diine franchement. mais aussi ñu gis ne malgré njaaxum yi muy wax wala boog malgré toj penc yi muy wax après du mujj fenn après critique du am après dara du am après du am suivi alors que carrément am na ñoo xamante ni bi tey jii bu ñu defoon loolu mu def wala boog bu ñu waxoon loolu mu wax tey jii réew mi mën na fay jaare tàkk muy kooku nga xam ne mooy Ahmed Khalifa Niass. muy nag koo xamante ni bii kun miin a gis la ci télé yi franchement télé yëpp di ko invité muy toog di wax te comme ni ma ko waxee rek saa bu waxee toj penc waxum toj penc mais avant ñuy ñëw ci Ahmed Khalifa Niass dañuy ñëw d'abord ci drame boobu nga xamante ne bii moo xew Mbour ak soxna soosu nga xamante ne bii ni doon na am doom ba far ñàkk ci bakkanam soxna si nag mi ngi wuyoo ci turu Astu Soxna ñëwoon ci hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye bu Louga aux alentours de 9h le jeudi 7 avril 2022. franchement nag ñi nga xamante ni bi fekkee woon nañ ko wala boog ñooñu di ay mbokkam ñi ngi dénoncé benn négligence boo xamante ni bii nii sage-femme bi ak ñooñu nga xamante ni bi ñoo nekk ci hôpital bi am nañ ko envers ndaw si parce que carrément ñoom révélé nañ que ne 9h la fa ñëw bu 20h30 muy loo xam ne presque rek tourné na autour de 20 heures de temps wala boog 24 heures parce que presque boo nee 20 heures rek nee nga bisub lëmm nit di ko matu nit di ko souffrir ci li nga xamante ni bi mooy ak am doom ni mu méttee ak matu ni mu méttee souffrance bi nekk ci matu carrément sage-femme yi nga xamante ni bi accueillir nit moo leen fa tax a toog wax dëgg yàlla dalal leen toppatoo leen aussi def li nga xamante ni bi mooy seen liggéey ak ci ni mu waree nag et c'est pour ça qu'on leur paye pour loolu lañ leen di fayee te liñ leen di fayee soxna soosu am na ci wàll yow am nga ci wàll keneen ak keneen am na ci wàll parce que suñu xaalis la ñuy jël di leen ko fay pour ñuy toog foofu di ñu fa taxaw di fa taxaw ñi nga xamante ni bii ñoo fa ñëw nekk ci ay jafe-jafe wala boog nekk ci ay tolof-tolof. muy loo xamante ni bii nag lu ñu miin la Sénégal wax dëgg yàlla parce que kuy dund Sénégal ku nekk Sénégal rek yàgg nga dégg wax dëgg yàlla négligence bi nga xamante ni bii ni sage-femme yi ñu ngi koy am ci biir hôpital yi du hôpital bu Louga kese du feneen ak feneen kese fépp ci biir Sénégal chaque instant da ngay dégg malheureusement jigéen ñi bu ñu matoo ba pare lu leen lan lay wax ne la sage-femme yi doon na leen ko wax durant bi diir bi nga xamante ni bii ñu ngi ko doon matu et malgré tout dañ koy dañuy mujj rek après bu doom ji juddoo si jàmm rek bon tranquille quoi dañuy fàtte tellement joie wu doom ji nga xamante ni bi am nañ ko dañuy fàtte douleur bi nga xamante ni bi jógee nañ ci wala boog maltraitance bi nga xamante ni bii nii doon nañ leen ko def muy loo xamante ni bi lu war a dakk la nag fii ci réew mi parce que carrément dañuy wax ne am doom faatu rek fii ci Sénégal loolu dafay war a jeex donte nag yàlla moom moo yor bakkan mooy rey mais carrément mu jaarale ko ci faatu bi franchement parce que négligence moo am loolu moom dafay war a jeex. après nag selon man niñ ko mën a jeexalee mooy képp koo xamante ni bi yóbbu nga fa sa malade wala yóbbu nga sa malade ci hôpital bu mu mën di doon fii ci réew mi te nga gis ne taxawaay ba rafetul wala boog baaxul wala ñaaw na nga kaas ci say droit franchement bu jaree même porter plainte nga dem porter ji plainte yoon àtte leen parce que tamit ñoom tamit loolu ñuy def noonu ce n'est pas normal du yoon te loolu dafa war a dakk te yow da nga am benn droit boo xamante ni bi am nga ko sa diggante ak ñoom mais ñoom aussi ñu am benn devoir boo xamante ni bi am nañ ko seen diggante ak yow donc fexeel ba yow boo matalee say droit ba pare wala boog droit yi nga xamante ni bi seq nañ ko seen diggante ak ñoom fexeel ba ñoom tamit nañu matalee seen i droit parce que loolu aussi da nga ko war a exiger ci ñoom parce que tey man damay blâmer sage-femme boobu nga xamante ni bi doon na taxaw kooku ak aussi directeur wala bokk ak aussi ñi nga xamante ni bi ñoo jiite hôpital yi parce que tamit njiit yi kenn demul ñu des parce que boo gisee tey ji ñooñu tamit sage-femme yooyu am droit wala bokk am fitu di def loolu c'est parce que tey ji laissez-passer bi dafa bëri carrément laissez-passer bi dafa bëri mais aussi damay retourner waat di blâmer ñooñu nga xamante ni bi ñoo doon taxaw ndaw si foofu mu nekkoon noonu parce que carrément bu ma indee sama malade tey ma gis ne taxawaay bi rafetut wala boog taxawaay bi baaxul dama ko fay jëlee dem yóbbu ko feneen parce que 20 heures de temps imaginez 20 heures de temps nga nekk ko ci ab hôpital ñu lay romb di dem ak a ñëw mu leer la ne ñii ni taxawuñ sa malade comme ni ñu ko war a taxawoo ba pare que tu restes muet comme ça là vraiment c'est ignoble franchement te loolu aussi dañ koy blâmer muy ñooñu nga xamante ni bi ñoo doon taxaw soxna si ba ni mujj ñàkkee bakkanam ci information yi mujjee jot nag dossier bi mi ngi ci loxoy yoon donc yoon teg na loxo ci dossier bi ñuy ñaan aussi mu def ci liggéeyam def ci ni mu waree ba acte boobu ñu punir ko parce que ce sont des actes qui ne devraient pas rester impunis parce que comme ni ma koy waxee toujours rek mort d'homme fu mu amee rek nit fu mu faatoo ci ay anam yoo xamante ni bi yu doy waar la rek war nañ ko lijjanti
xool ba xam ñi nga xamante ni bi ñooy les fautifs wala boo xool ba ñi nga xamante ni bi ñooy les causes de sa mort ñu traduire leen devant la justice franchement pour que cet acte ne soit pas impuni. donc ñuy ñaanal aussi soxna si nga xamante ni bi ñàkk na bakkanam yàlla yërëm ko te xare ko àjjana ba te teg loxo ci njabootam aussi. pare ji loolu ñu jàll ci kooku nga xamante ni bi mooy Ahmed Khalifa Niass ak sorteem yooyu nga xamante ni bi mujj na ko def foofu ca Walf TV ak aussi ca TFM ci benn émission bu ñuy wax quartier général. mais avant may blâmer kenn d'abord damay blâmer ñi nga xamante ni bi ñooy ñi leen di invité parce que carrément boo ne tey ji man plateau diine laay def di invité war nga fa invité ñoo xamante ni bii nii franchement bu ñu ñëwee dañuy waxal islam te yàlla rek tax dañuy waxal diine te yàlla rek tax dañuy wax loo xamante ni mën na jariñ population bi mën na jariñ nit ñi mais pas di fa invité ñoo xamante ni bu ñu ñëwee carrément parce que man dama ko seetlu ñaari façon nit rek la ñuy invité koo xamante ni bu dikkee maamam rek lay tàgg des fois day ñëw di wax loo xamante ni bii moo neex maamam day ñëw di def gloire maamam franchement ak koo xamante ni bii nii day ñëw di toog di wax lu ko neex muy Ahmed Khalifa Niass lu ko neex lay wax ci diine ji te carrément dañuy gis ne du mujj fenn franchement ak aussi ñenn ñi invité ñoo xamante ni bii nii bu ñu ñëwee duñ ne yàlla nee na duñ ne yonente bi nee na mais sama maama fi def lii sama maama fi def laa voilà diwa fi def lii diwa fi def laa alors que tey jii société bi dépassé nañ loolu franchement nit ñi dépassé nañ loolu dépassé nañ carrément bu ñu invité nit mu dikk war a wax li nga xamante ni bi moo intéressé réew mi war a wax li nga xamante ni bii ni ku ko dégg mën cee jariñu ndaw bu ko dégg bu fekkoon dëgg na mën a cee jaare jubbantiku duñ ko def fa la ñuy nekk kenn ku ci ne di wax loo xamante ni bii mooy tàgg sa maam wala boog di xas yeneen tarixa yi nga xamante ni bii moom nga bokkal ci réew mi franchement te loolu aussi ça doit cesser loolu tamit dafa war a dakk ñuy invité ay nit bu fekkee dañ ne carrément ay plateau diine la ñuy def ñuy invité ay nit ñoo xamante ni bii buñ dikkee dañ naan yàlla nee na yonente bi nee na franchement di wax ci diine di wax li nga xamante ni bii nii moo war a jariñ société bi moo war a jariñ ndaw yi mooy jariñ ndaw yi di leen delloo aussi ci yàlla tamit man dama jàpp ne yàpp yàlla wala boog yàpp diine ji wala yëpp ñi lay seetaan mënut a weesu nga toog war a waxtaan ak nit ñi ci yàlla nit ñi war la poser ay question nga ne boroom xam-xam nga ëpp léegi nit ñi xam-xam donc war nga leen a mën a jariñ nga nekk fa di wax waxi awra aussi di wax ay kilifa yi fii leen jaaroon ak yonente yi fii leen jaaroon des choses dégueulasses yoo xamante ni bii nii franchement kenn mënut wax ñaawaay bi foo ko natt weesu na ko. aussi ñu gis ko ci benn plateau télé tout récemment muy saaga ñooñu nga xamante ne bii ñooy nit ñoo xamante ne bii ñoo indiwaat loolu nga xamante ni mooy xaddisu yonente bi muy Bukhari ak Muslim dem ba di leen di traité de menteuse franchement de menteur franchement muy loo xamante ni bii lu jaaduwul la lu ñaaw la mais tamit franchement Sénégal nii lay doxee am na ñenn ñoo xamante ni bii buñ defee leen li da leen a jik am ñoo xam ne buñ ko defee tamit du leen jik muy lu ñaaw loo xam ne am na yenn réew yoo xam ne boo ko fa defee woon midi balaa 17h ñu jël si la. carrément mais Sénégal la laisser aller bi dafay jàll lu ñu man tey par exemple bu ne kii wax na ci maami diw wala boog wax na ci kilifa diine diw sans ñu génn saaga la ñu génn réprimander la ñu génn franchement kii la mais tant que yaa ngi wax te tuddoo kilifa diine yi même boo waxee loo xamante ni bii jaarul ci yoon wala boog ça n'a rien à voir ak l'islam wala boog day xas l'islam sax wala di xas yonente bi sax ça va kenn du la lijjanti kenn du la faale te loolu ça doit cesser bu ne ay jullit lañ wala boog bu ne ay musulman lañ wax dëgg yàlla yoon wi nga xamante ni bi yàlla tënk nañ ci dañ cee war a tënku di déglu boroom xam-xam di bàyyi kàccoor yi ak ñooñu nga xamante ni bi ñooy réeral nit ñi parce que Ahmed Khalifa Niass ba mu fi dalee wax ba nëga ni am toj penc rek la fi wax carrément télévision yi ñuy bàyyi di ko invité aussi di invité ñi nga xamante ni bi ñoo jara invité bu ñu waxee waxi diine ñu dem invité ji ay oustaz yu jàng wala boog ñu invité boroom xam-xam yu jàng tey bàyyi ñooñu nga xamante ni bi ñooy genre Ahmed Khalifa Niass yi ak ñi nga xamante ni bi buñ fa toogee tamit waxuñu fa lenn lu tagg ñi nga xamante ni mooy seeni maam wala boog seeni sëriñ franchement parce que islam bi tamit dafa war a dépasser loolu nga toog rek di tàgg sa sëriñ fii ba déwén amul dara lu mën a apporter société bi amul dara loo xamante ni mën na ko apporter ndaw ñi amul benn gindiko boo xamante ni mën nga cee gindi nit ñi toog rek di tàgg nit wala toog rek di xas nit non da ngay wax li nga xamante ni bi moom la yàlla wax li yonent bi digle carrément nit ñi buñ ci jaaree mën a tegu ci yoonu jub. donc lii la lay doon seen C5 info di la wax ne bu dee gan nga ci page mën nga abonné nga activer cloche de notification bi tamit pour mën a jot yeneen vidéo yi nga xamante ne bi ñooy ñëw aussi bul fàtte le petit pouce bleu parce que c'est vraiment très important pour nous mën nga def aussi sa réaction ci commentaire yi merci et à très bientôt.